jigéen bu ñu gis dañ ko naan an sa borom kër gis nga jigéen la ñuy wax an sa borom kër la koy waral mooy li mu mën ci kër gi donte moom am na borom kër wallahi ku góor ki mënu ko ba su mu nekk ma wax ko ci samay waxtaan loo xam ne ay loxo rek koy def lalal lal bi sangal xale yi toggal añ bi raxas kër gi góor boo ko jox mu jaaxle te pourtant loxo rek koy def ay loxo rek mooy def lal góor ban physique la ko jigéen war a mën a ëppee ba moom munta lal bi sangal xale yi toggal añ bi góor boo ko wax mu jaaxle boo ko jox 24 heures mu jaaxle waaye xoolal jigéen mi ngi dëkkee ak loolu mu yomb ci moom loolu kon li mu waral mooy xikma xibra wi yàlla def ci jigéen te defu ko ci góor looloo waral mu yombalal ko mu nekk aljanam bu taxaw waaye ci àdduna la koy liggéeyee am ko fa ay yawmal qiyaam kon jigéen ay payam rëy na kon bu nu yàlla dimbalee alhamdulillah ngeen am loolu ngeen tuddee kalbaas jël seeni alal di ko dajale xoolal rek ngeen bàyyi ba jamono ji nga xam ne góor yëpp jaaxle nañu lan moo leen jaaxal mooy fu may jëlee xar te it loo ut xar terewul dépense day continuer ndax dépense kenn du ko tëbal ba ca toppit courant ma nga fa ba ca toppit ndox ma nga fa feebaru xale yi yëpp góor boo gis tey jël na bu la ko waxul ak bu la ko waxee jël na ay loxoom teg ko ci ay sikkinam soonu ndax jaaxle wallahi yéen ñii tey ku ci toog ak sa jëkkër ne ko nangam ak nangam di nga ko teggil mbir mu rëy xanaa kon day tombeek soxna si la yonent bi waxoon ne jigéen pour mu dugg aljana julli juróomi waxtoom te gis nañ léegi jigéen ñi def ko sama yaay ba mu ñëwee léegi dafa ne xaaral ma julli jot ñëw wóor sa weeru koor téye sa bopp ba yàlla subhaanahu wa taala may la borom kër nga topp sa ndigalu jëkkër te jàppale ko boo deewee dugg sa aljanaay borom amu sax wax isa sallatul mar'atu xamsaha soomat shahraha xafisat farjaha ataat zawjaha mun a daxalat jannata rabbiha kon nag lii wallahi dañ ko war a def international télé yeeg ñëpp ñëw gis ko xam ne bu ñu waxee ne jigéen ñëpp a yam te la plupart ñun Sénégal fu ñu koy wax dañ koy jël ci côté bu bon bi déedéet xanaa bu boobaa da ngeen ñëwul séq ak ñii nga xam ne tey jii ñu ngi fas yéene ci tabaski bi ñëw nga xam ne nekk na mois bu gën a métti ci moment borom kër nga fas yéene daj ji li ngeen doon dajale ci seen ñàq bopp nga xam ne boo leen ko jëloon tey jii jëndee ko or wallahi l'islam topp leen ci dara ku jëloon léegi sa alal bi ngi jëlee dem jëndee ko or ba mu jeex l'islam amoo ci benn bakkaar waaye jomm ngeen loolu sax taxu leen jóg ngir lan ut seen ngërëmalu jëkkër te ut seen ngërëmalu jëkkër yaa xam jëkkër ju mel ni man la doye du lool ci sa soxna def ci kër gi nga noppe waale ko du tere yàlla bi nga xamante ne gis na lépp ñu ko bind bu la ci yàlla dimbalee nag nga am jëkkër ju mel ni sang bale mu daal di reconnaître la nga def mu remercier la nga am ñaari ngërëm nga am ngërëmalam am ngërëmalu yàlla kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen lii lépp li ngeen ci am ci seen ñàq yi ngeen ci def yàlla na ko yàlla barkeel olof Njaay dafay far di wax naan du bari le moo am solo waaye barkeel le moo am solo kon ñun duñ leen ñaan yàlla ngeen bari le waaye dañuy ñaan yàlla muy barkeel le ndax dërëm bi nga am ci njàq wallaahi boo ko jëlee loo ci def insha allahu rabbi mu doon lu jariñ kon nag yéen am na li ngeen jommal seen bopp kenn ku di leen xool ne seen alal gi ngeen di jël ñetti dërëm ñeenti dërëm téeméeri dërëm junni jëlee ngeen ko fu araam di ko ci def kon macha allahu rabbi yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla taxawu leen seen ànd bi yal na ci yàlla def loxo yàlla bu ci seytaane am wàll gis nañu ñëpp nag wallaahi gis nañu ñëpp gis nañ fi suñuy yaay gis nañ fi suñuy jigéen gis nañ fi suñuy sœur gis nañ fi suñuy cousine gis nañ fi suñuy bàjjen ñun ñëpp gis nañ leen ndax ku ma ne jàkk rek xam naa ni xam naa la waaye damay dëxëñ ziar bi ak ndokkeel bi ak ñaan bi xanaa mun ngeen ma ko may li wajhillaahi taala ma jox ko ameli mu partagé ko kon nag su ma limee
amaana juumuma de dama mënta matal su ma limee diw ak diw ak diw du ma juum waaye dama mënal matal waaye amaana moom mii xam naa ni ne xolam moo gën a set sama xol lamminam moo gën a barkeel sama lammin kon dinaa jéggalu yàlla subhanahu wa taala jox ko amaana yàlla subhanahu wa taala rus leen ci li ngeen def yóbbaale mbokk mii géew amaana bu boobaa moom bu jëlee sama yóbbante ci yéen wax ko amaana mu yegg yàlla na yàlla taxawu leen yàlla na yàlla aar leen yàlla bu mu nekk suñu mujjantal jotaay ak yéen déwén bii di ñëw wala yeneen weer yi di ñëw yàlla na subhanahu wa taala def yi ngeen am ku ci investir yàlla na ko yàlla barkeel ku ci jox njaboot gi yaa xam ni mu mënta toll yàlla na nekk lu barkeel ci biiru njaboot bi yàlla na subhanahu wa taala def ko mu nekk ay milliards yoo xamante ne ëllëg buñ ko fii wàññi di ci jox ku ci nekk yàlla na doon loo xam ne day def taasir muy jeexitat ci yow ila yawm alqiyama kenn ku ci nekk ci ñun na muslu seytaane wallaahi yendu woon ak yéen ba timis kiñ naa ko ci yàlla du am ci man benn bàkkaar te it ci laa bokk nee naa leen ci lii laa bokk ndax ci biir waxtaan bi sax bi may yëgal waxtaan bi xam nga li ma wax ndax xam na ma dam ko yéex a xam waaye dama la ci bëggoon boole ndax ñii bokk ci nattam léeg-léeg da ngeen di dégg bés bu nekk mu naan la imaam kii oustaz Badou xam naa ne yàgg ngeen dégg loolu natt bu muy joxe ne oustaz Badou ngeen dégg oustaz Badou ndax nattam bi mu wax amul benn natt bu muy wax lu dul dina naan oustaz Badou kon nag li muy tekki ci moom mooy man ci njabootam laa bokk maa ni la bi ma amee bi may def ak moom natt ma leeralaat ko 3000 laa commencé ak moom bokk naa ci bu 1 million bi billahi bi mujj passé dafay bañ ma wax oto la ma jënd à 10 millions mooy 4x4 bu weex bi Hyundai bi billahi wallahi wa taala yi dafay dem Turquie non du waxuñu ko dara waxewu ma ko dara waaye daf orientation fu mu nekk nii du damay ndamoo de dër wallahi asib wallahi mbokk fu mu nekk nii lu mu dee am naa ñetti kër gi mu mujj jënd maa ko jëndee barki dem la wax bi ma lay téléphoné sànni ma 200000 mu ne ma lan ma ne ko dama am 300 mètres carrés Malika dem ko bëgg raser te li ma lay wax ni matagul une semaine kon nag alhamdulilah yéen ñi ànd ak moom xam naa ni nii moom ngeen mel wallahi alazim xam naa ni nii moom ngeen mel kon li ma leen bëgg wax kon lii sama yëf la lu ma leen bëgg wax rek mooy sama yëf la te xam naa ni ne xaw ma ku ko mënta waat ku leen mënul waatal waaye bu fekkente ne moom la man mun naa leen waatal na li ngeen am ñëpp dagan billahi ndax dama ne si laa bokk man yàlla na yàlla barkeel leen seen ànd bi yàlla na yàlla def ci loxo yàlla na nekk yàlla kase maa ngi jéggalu bu baax mon frère yéen ñi ma fekk surtout dog ko ndax it du teggin ma ñëw fekk ñu organiser ba pare ma ñëw rek dugg wax la macha allah nga nangul ma ko loolu tamit dama ci excuser mon frère kon ñun ñëpp jàng fatihatul kitab daa di jàng alam nashrah laka sadrak ayatal kursi ikhlas falaq ak naas ñaan yàlla subhanahu wa taala ndax mbirum xaalis la seytaane ngi taxaw yàlla bu mu ci am yoon yàlla bu mu ci am yoon yàlla na yàlla gën a tàpp xol yi ba kenn ku ci nekk li nga am yàlla nga ko gën a yéene sa mbokk kenn ku ci nekk li nga ci am yàlla nga ko gën a yéene sa morom ci barke Qur'anul Karim bismillah astaghfiruka wa atubu ilayka ya rahman أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
سيجعل الله بعد أسر يسرا سيجعل الله بعد أسر يسرا سيجعل الله بعد أسر يسرا يا سلام 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وترجي إليك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم سلام عليكم تبتم سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين lii ndax man damay wax ne keroog ba ma jaaree magasin Amily fekk fa Ngaati gis organisation bi mu organisé affaire bi ma ñëwee di ko ma ne ko Ngaati mu ne ma ne ko macha allah mais félicitations parce que yéen a ngi def fii liggéey bu tabaarakallaaw kon nag yal na leen yàlla suñu borom jàppale nit ñi kontaan nañ ci yéen lool bañ fi duggee ci amical biñ ko fi commencé ba léegi kenn déggu fi lu la naqadi ci biir liñ fi créé groupe bi kenn déggu ko wax ju rafet lañ fi dégg jëf ju rafet doxalin bu rafet kon nag dañuy sant yàlla rek di ñaan yàlla suñu borom lii ñu sumb lii vraiment yàlla nañ ci gis lu sut suñu njort ci darajee nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaye nag nit bu jiitoo ka jiitu ndab bi bu tax ki tegee ci kii bi rek ñu si des tabaarakallaahu te Amily de macha allah. moo la ñu am ci moom ndax boole ay jigéen 1 an yombul te Amy a réussi à le faire mais nag man li bettuma ci moom parce que toute petite la nekk entrepreneur man dama daan dem boutique am di ko fa fekk muy sama moromu rakk di sama xaritu rakk mais mujj gi dafa meloon ne mooy sama morom la ndax jigéen moom dañuy màggandoo di ànd ba nekk morom donc Amy li nga def nii coomo mënu ko macha allah waaye yéen itam ñi nangu ñi Amy jiite leen ay gor ngeen donc àndu jigéen dafa metti mais góorgóorlu ngeen ba ànd ba kenn déggu leen ci dara lu ñàkk fayda ngeen gën a góorgóorlu nag mënuñu lu dul ñun ne dinañ ci jàpp incha allah su neexee yàlla parce que comment luñ koy waxee ku mën dañ la déy miinu ma micro torop nag mais nañu dem ba ci kanam yàlla baax na yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp parce que fii moom ay rakk ak i mag rek laa fi ku nekk tey su ma la nuyoo mën naa jaar sa tur. yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu vraiment kontaan nañ trop si taxawaay bi wax nag mënuma ko nag fecc laa gën a mën waaye daal vraiment kontaan naa waaw suñu amical bi nag dama ko bokk ak ay sama grande sœur yi vraiment bi ma amee idée bi waxtaan ak ñoom ñoo jël cër bi delloo ma ko ndax tuuti naa trop pour nekk présidente ci ñoom waaye ñoom ñoo am ngor gu day ni ne ma yow lañ lay jox nga jiite vraiment jiite bi ma ci jiite nag su ma toogee wax fii ba jóg fi ci laay gëj a xam li ci xew ñoom ñooy def lépp ñooy buum ñooy bumbi ñooy organiser vraiment ñoom rek laay gërëm awma seen fay spécialement Ndeye Ngaati Mbodj mi trésorière vraiment léeg-léeg ma dox sax dajeex nit mi ne ma Ngaati woo na ma ndax fan yi dama gëj a natt ma ne ko bu la Ngaati sonal lii calebasse la rek loo fa dugal la nga fay fekkaat te loolu yëpp duma xam ne sax kooku bokk na wala mu tourné ne ma kuy diw ma ne ko kuy diw kon xam nga ne ñoom ñii ñoo baax teg ci Yacine Gueye mii suñu secrétaire général tàccu leen ko bu baax teg ci Aji Sala Sow Ngoone Gueye ñoom ñëpp daal membre bureau bi ñoom Mariloo ñun ñëpp ñooy membre de bureau bi vraiment Mam Fatou mot nañ presque une dizaine Nabou Sène Mbaaco dafa tukki ñoom Jeannette Silla dañu am programme tey ku lim daal juum
waaye daal membre bureau bi daal macha allah samay sœur rekk fi nekk yu baax ki ñuy gën a gërëm nag muy Jaariyatu Soumaré suñu coordonnatrice waaw voilà Jaara Soumaré nag moom buñ ne fii la ñuy dem moo ñuy woo solu toog duñu xaar disponible vraiment lépp mooy jiitu duñ ma bàyyi ma fen di gërëm tamit suñu coordinateur monsieur Ba ma nga nële ci ginnaaw tàccu leen ñu ko bu baax bu samedi jotee ba mercredi du 9h jusqu'à l'aube 19h 20h ñu ngi sama magasin ngaatu yor ordinateur am monsieur Ba di remplir carnet yi wóor na yàlla chaque samedi ba mercredi kon nag ñooñu kenn amul seen fay waaye bu ñu jógee ci loolu yéen membre yi bokk adhéré ñu ngi leen di gërëm ndax confiance a tax ñu woo leen ci écartu 15 jours ngeen ñëw bokk mois d'octobre lañ ko commencé ça fait 9 mois tàyyiwu leen balaa ñu leen di woo ngeen indi seen cotisation envoyé ko ci Wave bi wala ci Orange Money bi wala ngeen doxal seen bopp ñëw fekk ci ngaati waaye ñu ngi leen di ñaan Cheikh Ahmed Tidiane Ba dañ ko invité woon mooy parrain bi mais yàlla def na dafa grippé moom la wax nii am na ay financement yoo xam ne pare na ko pour amicale des femmes de la Médina Centenaire Gibraltar financement yooyu tamit bu egsee nii la ñuy dajaloo lu ci waay mën a am ko ci ñu liggéey delloo seeni borom ndax amoon na financement yi ñu doon joxe mais suñu xaalisu bopp lañ jëloon di leen ko lebal bokkul ak calebasse bi dara calebasse bi 2 octobre bi ñu jógee fii 4 octobre lundi bi ci la ñu dem ubbi compte bloqué ba àjjuma démb lañ ko débloqué voilà donc nag yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen enveloppe dinañ leen ko jox lu ci waay dugal bu ñu geesoo nag jox leen loo leen paase. suñu xarit suñu mag mooy dugg ci donc ñu koy nuyu ñun tam ba Awa Gueye nekk ci voilà ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen nuyu di leen sant di kontaan ci teewaay bi sa dëgg-dëgg kenn mënu leen fay ndaxte vraiment ba ñu tijjee calebasse bi le 2 octobre ba léegi mbooloo mi mu takk mii moo ci jàpp ngeen ci présent yooyu woon ci ouverture bi jàppale ñu financièrement jàppale ñu techniquement noonu ngeen di jàppale moralement di leen gërëm bu baax a baax te xamu leen li ngeen di jàppale moralement sax moom moo gënoon important ndax ñëpp xam nañ mbooloo jigéen dafa metti boole ci nag mbooloo Centenaire Gibraltar Médina muy ñi nga xam ne ay jigéen ñu xarañ lañu jigéen ñu am fulla ak fayda waaye de très divergente donc vraiment ñu ngi kontaan ci teewaay bi bu baax léegi nag amicale bi Centenaire Gibraltar Médina comme ni ñu ko présenté woon la dernière fois li ko tax a jóg mooy social ak suqali jigéen mën nañ na sax léegi suqali dëkkandoo Centenaire Gibraltar Médina yëpp ndax dañ dem ba ci biir góor ñi fekk ñu suñu bureau nañu vraiment li ngeen di def intéressé nañu bu leen ko yemale ci jigéen ñi ndax calebasse aujourd'hui ñëpp lay dimbali surtout que da ngeen ko war a tijji à la veille de la tabaski donc ñun ñi nga xam ne ñooy góor ñoo leen ko gën a soxla waaw ñoom nag tamit ñu dugal ci seen loxo am ci sérieux bu mag semaine bu jot defe naa ñooy njëkk cotiser jigéen ñi sax góor ñi wante ñu xam ne nag tout ce qui est social jigéen ñi lañ ko beral jigéen ñi la ñu abal jigéen ñi lañ jàppale jigéen ñi la ñu tette ba ñu ci bëri tey ji nekk ay entrepreneur ci diggante bi bu si kanamee moo paree rek dinaa jox ngaat yi mooy trésorière générale mu jox leen détail yu commission technique financière bi yëpp li ñu liggéey ndax boobu ba léegi vraiment amassé nañ ci somme bu importante ngaati dina ci ñëw léegi dina leen jox nombre de membres yi exact jox leen lépp lu ñu abale ci calebasse bi te ngeen xam ne tam on a eu 100% de recouvrement lépp leen nañu jigéen ñi fay nañu te ñu ngi liggéey macha allah macha allah.
voilà léegi nag ni ñu leen wax ni calebasse bi day tijjiwaat tey jii tey lañ koy tëj bu 2021 2022 tey lay tëj waaye bu 2022 2023 tey jii lay tijjiwaat incha allah ñaan yàlla mu taxawuñu ci jàppale ñu ba membre yi multiplier wu ndax ñëpp lañ bëgg mu bokk ci képp ku nekk centenaire Gibraltar Médina rek bëgg nañ nga gis sa bopp ba pare nga bokk ci waaw am nañ nag ay partenaires yu baax ñu mel ni Cheikh Ba président Cheikh Ba vraiment jàpp nañu bu baax mooy suñu parrain principal bi ñu soutenir lépp lu ñuy dox mi ngi ci lu ñuy def mi ngi ci waaw léegi am ñoo xam ne ñooñu jàppale le Baobab mi ngi nii tey ndox bu ñu fi distribué président conseil d'administration Baobab monsieur Alioune Ndiaye moo ñu ko offrir ci taxawuñu bu baax jabaram di suñu jigéen di suñu rakk moom tam mu jàpp ci bu baax a baax ñu ngi koy gërëm di ko sant des structures d'État yu mel ni 3FPT ñu mel ni DER am nañu rendez-vous pour liggéey ak ñoom ñëw nañu vers nous donc xam naa ne bu ñu génnee ci lii dinañ xam nu ñuy liggéey ak ñoom pour la formation des femmes ndax jigéen boo ko joxee xaalisam foog nga jàppale ko foog nga gunge ko ñoom bañuñu sax soutenir ku mel ni DER bañuñu sax jox financement mais il faut qu'on travaille en collaboration avec les structures ñu mel ni 3FPT pour leur formation en gestion d'entreprise en comptabilité comment tenir une entreprise ba mu soqaliku ba dem donc ci yooyu ñu ngi ciy liggéey bu baax ak suñu présidente ak bureau bi yëpp a ngi ciy liggéey ak ñoom donc de vraiment ñu ngi ñaan yàlla calebasse 2022 2023 sut suñu njort ñun ñëpp ñu gis suñu bopp jigéenu Médina centenaire Gibraltar dootuñu soxla dara. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant bu baax ci confiance bi ngeen am di leen gërëm di leen sant ci confiance bi ngeen am si ñun bureau amical bi. waa léegi dañuy def situation calebasse bi am na 384 membres le 2 octobre la ñu commencé woon dañu yéex a commencé bii di suñu première édition di suñu première expérience ñu lancé wu ci léegi bi ñu ko lancé am nañ 384 membres cotisation yi ñu jot nekk na 56 949 200 léegi xaalis boobu dañ ko placé woon léegi suñu xaalisu bopp bi ñu cotisé woon au départ moom lañ doon leble parce que suñu première expérience la xamuñu woon dañ doon essayer donc jot nañ lebele juste 9 640 000 yàlla dimbale nañu suturaal nañ ba recouvrer nañ ko léegi bi calebasse bi doon commencé dañ doon laajte ay 200 pour frais de gestion chaque samedi lu waay dugal mise minimum bi 2000 francs la dañ doon wax ku nekk 2000 francs ba loo mën moom ngay cotiser jot nañ yëpp am nañu cotiser 2000 ba am nañu doon cotiser 50 000 léegi dañ ci doon teg ay 200 ñu ne la woon 200 yooyu frais de gestion la woon mais 200 yi sax dañ leen koy delloowaat boole leen ko ak si li ngeen jox téyewuñu ko dañ leen koy delloo léegi ñun biñ doon ibbi soutien yu ñu jotoon moom la ñu defaree moom la ñu mujj defee suñu frais de gestion ak suñu frais d'organisation foofu lañ ko defee donc dañ leen di delloo seen xaalis yëpp delloo leen seen 200 yi léegi nag dañu bëgg a redémarrer puisque tabaski bi mooy ñëw dañuy bàyyi tey la ñuy jël première mise yi mais dañ koy considérer première cotisation samedi le 16 juillet 2022 mais nit ñu tabaski ba pare tey ku bëgg après da ngay inscrire fii ñuy bokkoon continuer bu amee membre yu bees dañuy inscrire fii joxe seen première mise joxe seen participation ñu commencé ñu ne le 16 juillet incha allah si lañ bëgg a démarrer waat léegi comme que frais 200 yi dafa ñu doon indil tuuti jafe-jafe léeg-léeg kenn fàtte ko léeg-léeg kenn du ko joxe léeg-léeg mu indi problème dañ ne dañuy arrêter 200 yi
dañuy arrêté complètement 200 loo joxe amatul 200 léegi balaa ñuy départ lay am frais d'adhésion bi ñu def ko 2000 francs mu jeex 200 yi boo ko calculer ci année bi bëri na ñun li ñu jot a joxe rek li ñu jot a encaissé ci 38 semaines yi octobre ba léegi ci 38 semaines yi par personne 7600 lay doon parce qu'on a eu 38 semaines 2 octobre ba le 18 bi ñu arrêté ça fait 38 semaines ku doon joxe 200 par personne 7600 la donc loolu yëpp dañ koy delloo ñu préféré comme que dañu ne jàppalante suñu biir la ñu bañati jëlloo ñu jël juste frais d'adhésion 2000 et c'est tout lu waaye joxe ci après 2000 yi nag yaa ko moom sa mise la bu calebasse bi tëj dañ la koy delloo 2000 yi moom la ñu defee suñu frais de gestion parce que bi ñuy démarrer yooyu yëpp ñi ngi ko defee woon ci li ma leen wax léegi dañu jël suñu frais de gestion ak frais d'organisation def ko ci lu ñu amoon comme soutien léegi gis nañ ne gestion bi c'est un peu lourd parce que 384 membres déjà du lu tuuti gestion bi c'est lourd donc 2000 yi il faut ñu am ay frais de gestion yu fixe ñu xool ko bu ko ñëpp joxee dès le départ mu jeex ñu xool nuñ ko ci organiser aux frais de gestion pour toute l'année loolu la ñu bëgg a def léegi waaw si lañ mooy frais de gestion si lañ leen di utal carte de membre si la ñuy defee gestion bi yëpp lépp lu ñu soxla pour la gestion mooy carnet yi nga xam ne carnet daaw yi képp ku ñuy jox sa enveloppe dañ lay delloo sa carnet parce que chaque samedi dañ doon liggéey ak ordinateur mais dañ doon am tam support papier mooy carnet yi léegi dañ leen di delloo aussi carnet yi kenn ku nekk nga xool si sa carnet am base waaw léegi nag souci yi ñu am tuuti moo doon par rapport ak envoi amoon na tuuti souci parce que am na ñoo xam ne dañuy envoyer via des distributeurs te duñu woote donc yow yaa ciy toppaat après di wër pour xam kan moo woote ku envoyé wul ak sa téléphone ni sa numéro boo demee envoyé ci distributeur da ngay woote immédiatement ñu xam ne yow yaa ko def loolu rek laa amoon comme souci bu ñu constaté mais sinon sant yàlla bu baax alhamdulilah. si biir explication am na ñoo xam ne maax ñoo ma yem suñuy jàng soriwul gestion bi muy wax mooy carte de membre yi dañ ko commandé bu nekk 1000 francs donc bii passé comme dañu amoon ay soutien yu ñu dimbalee moo tax laajuñu kenn carte de membre 200 yi ñuy expliqué moom la ñu naroon jël pour frais de gestion bi muy wax frais de gestion bi muy wax mooy lépp loo xam ne dañ koy soxla ci mbirum amical bi donc crédit yi ñuy wootee ci lay jóge carte membre yi ñu jënd ci lay jóge léeg-léeg ñoom trésorières yi sax ñu dindi lu ndaw ne leen am leen tey essence parce que chaque jour yéen a ngi fi di sonnax yooyu yëpp nag li ñu jotoon a dimbali ci lañ ko jëlee moo tax léegi ñu delloo leen seen 200 dama ko doon gën a bëgg a leeral rek 200 yi comme ni mu ko waxee dootuñu ko jëlati mais comme tey ku bëgg a adhérer bokk da ngay joxe 2000 francs boo xam ne mooy pour année bi yëpp 2000 bi li ñu koy jëlee mooy kenn ku nekk sa carte 1000 francs ci lay jógee beneen 1000 francs yi mooy li muy soxla pour ay crédit yooyu parce que ku ci nekk di nga wax ne 300 et quelques personnes yëpp ngaati bu la gisul 2 semaines rek dalay woo bu la woowee mooy léeg-léeg sax ma tooñ ko ne ko ngaati lii du tontine du nat lu waay dugal rek lay génnee bàyyi nit ñi ngay woo mi ne ma parce que erreur dafa gaaw koo ci woowul ne ko 2 semaines a ngi nii nattoo te mu foog ne bu demee ba 1 mois 4 semaines mun na ne 2 semaines laa nattul 2 samedi laa tëb donc moom bu la gisul rek premier samedi balaa deuxième ba dina la woo fàttali la amoon nañ nag système bu ñu duggoon pour envoyer message ñëpp chaque mois ñu xam lu ñu toll fu ñu toll ñoom lu ñu am mois bu ne ku garder sa message tey bu ñu la joxee sa enveloppe di nga xam mais ndekete système bi ñu duggoon mujjul joxe message bi tous les mois mais bii cette fois-ci dinañ ko jot léegi nag ku bëgg a adhérer 2000 mooy sa frais de gestion mooy suñu frais de gestion mooy si lañ lay wutal carte de membre si la ñuy utiliser pour affaire yi nga téye sa 200 loo fi dugal tamit fi wax déwén nii la ñuy toogaatee konteel la ko ba mu mat lu ñu waay bettee tamit jox ñu ko muy xéewal may ñu ko bu ñu toogaatee fii séddoo ko affaire bu exemple waa FONGIP contacté nañ leen ñu ngi gërëm monsieur le ministre Seydou Gueye vraiment demoon nañu seeti ko jox ko invitation pour mu ñëw
xam naa mun na am empêchement mujjul ñëw mais bi ñu waxee moom ba pare si saa si la woo directeur FONGIP expliqué ko suñu cas kooku nañu ñun de gis nañu ñi ñuy financé ba tàyyi mais ñu jël seen xaalis bopp di ko leble loolu moom mosuñu ko gis pare nañu pour dimbali leen lu mel ni DER mois de février dernier woon nañ ñu mais ñun comme ñu ngi soog a xamanteex nit ñi ba pare xam nañu état fi ñu jëm matul 1 an bugguñu engagé benn xaalisu jàmbur muy am problème FONGIP dig nañu sax ay quelques personnes yu ñu war a jël pour ñu defar leen kii waaw formation parce que seen xaalis tamit balaa muy dugg dañuy jël ay jigéen si ñun ñu dem waxtaan ak ñoom former leen benn 3 jours 4 jours xool bu ñu leen lebalee xaalis fu ñu koy dugal ak yooyu si ñun la des ñoo leen ne nañ ñu may semaine prochaine ñu xool ku bëgg a dem ñu bind la nga dem ñoom ñu defal la formation bu ñu joxee xaalis bi ñu woo leen ku si am loo si xéewalu nga xéewalu pour liggéey nag ndax lu ñuy delloo la du xaalisu état du xaalisu dara li ñuy delloo la loolu daal laa doon sànni pour gën ko leeral sama intellectuel bii waaw man joolaa bii nag comme dégg naa olof ma gën ko leeral sama moroomu illettré yi. di la lionne de Cheikh Ahmed Tidiane Ba kooku moom xanaa ñu buñ ma yóbbu hôpital bu wootee si lay doogu mën a ñëw Cheikh Ahmed Tidiane Ba sànq dafa ma woo na ma Seynabou mu ne ma da nga feebar ma ne ko waa dama grippé mu ne ma Amélie ma ne ko de Amélie bu may soox sax dinaa dem wuyu ji ko mu nekk ku nga xam ne dafa nekk biir CATB di fa def li nga xam ne macha allah du politique dafay def social ba man dama naan ko Amélie dama tëddi muy nekk xale bu baax xale bu nga xam ne man dama gis ci moom parce que man dama nekk nit koo xam ne dama fonk ku bëgg image am mu nekk xale bu nga xam ne dafa fonk liggéey bëgg yërëm nit mën a sonn ci nit rawatina nag affaire politique bi ñu ngi koy gërëm fu gërëm yem Cheikh Ahmed Tidiane Ba nekku fi mais xolam ma xelam lépp a ngi fi di nuyu képp femme centenaire Gibraltar mën naa wax sax di nuyu sama njëkke yëpp ndax man centenaire Gibraltar daba jéen nuyu naa la yéen sama ay njëkki ngeen sama ay chéri ngeen mais di leen remercier nag bu baax di wax ñi nga xam ne ñoo bokk ci calebasse bi lii ma fi dégg tey gisuma ko ci benn calebasse parce que man boot naa plus de 70 calebasses yu nga xam ne dañu ànd ak CATB mais ñëpp financement yi dañu jël seen xaalis di leen financer alors que fii ñoom dañoo def seeni cotisation ba pare di si jàppale doomu aadama yi seeni moroomi jigéen ba pare jël seen xaalis jàppale leen ko donc cela veut dire que li ñuy liggéey di ci épargner ñoom dañ leen ci jàppale di leen ko dencal mu nekk ñaari mbir yu am solo xam ne bépp femme bépp gox bépp quartier war nañ jël exemple ci yéen ñii parce que tamit dina am ñu nekk ci biir quartier yi ñi nga xam ne mën nañ ko am nañ ko mais ñi ngi toog seen kër liggéey wàcc yéeg alors que as tuut bi ñuy jël di ko teg mën nañ ci jàppale seen yeneeni moroom yi nga xam ne ñu ngi ci biir quartier bi donc li ma comprendre yéen loolu ngeen di dox muy nekk lu nga xam ne yéen ay référence ngeen ci yeneen quartier yi boot naa ñeneen de mais bu ma demee lii ngeen def dinaa ko wax ñeneen ñi ñu jéem a roy ci li ngeen def parce que macha allah yéen a ngi jàppale seeni moroomu jigéen te lii nombre bi nga xam ne njaate moom la wax muy 300 et quelques personnes nekkul liggéey bu yomb liggéey bu metti la man sama propre calebasse yegguñu 200 te dama sonn donc ñoom lii ñuy liggéey bu metti la ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax ngeen xam ni femmes yi ngeen àndal ay femmes leader lañu ay femmes sociales lañu parce que tamit liggéey bu metti mi ñu koy def ci te yàlla moo tax ngeen xam ne ñi nga xam ne ay référence lañu ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di rafetlu jotaay bi bu baax a baax Cheikh Ahmed Tidiane Ba nag léppam ñëw na parce que woo na ku nekk na ko dem leen ngeen représenté ma donc mi ngi wax ne Amélie bu ma ñëwee dinaa la jox une somme de 1 million pour mu jàppale leen ko tey
bokkul nag li nga xam ne financement yi nga xam ne moom la dëgmal li ko la présidente Amélie waxee ñëpp mën nañ ci xaj bu parce que commencé woon nañ ko donc dina yegg 150 millions yi nga xam ne moom la teg au niveau de la Médina mais aussi il y a des formations yi nga xam ne sous peu pôle emploi bi ñu ngi ko nekk en collaboration ak ñoom parce que am na yenn yoo xam ne femmes yi dañ ciy jël ñi ngay jaay ndox ñi di jaay gerte ñi di jaay ndékki te dafa am des formations comme sécurité alimentaire parce que femmes yi ñu ngi liggéey mais hygiène bi ak les pratiques d'hygiène ñi war a xam ak normes yi ñu ko war a defee daf leen manqué donc loolu avant financement dañ leen war a defal ay formation y a des formations yi nga xam ne vente étiquetage parce que am na ñoo xam ne am nañ déjà seeni produits yu baax te xamuñu vente ak étiquetage yan norme lañ ko war a defee genre yooyu donc loolu yëpp ñun au niveau de la CATB dugal nañu ay formation yoo xam ne bu jotee dinañ ci wax Amélie pour les femmes yi nga xam ne ñi ngi ci di yenn domaine agroalimentaire di ci liggéey ñu jéem a rapproché wu pour surtout sur la sécurité alimentaire sur l'étiquetage vente yi en plus aussi sur élevage ganaar parce que ñu gis ne lu ci bari am na ñoo xam ne ñu ngi ci yëngatu mais duñu respecter process bi normalement donc loolu yëpp ay formation yoo xam ne à court terme d'ici 1 mois 2 mois war nañ ko teg incha allah Amélie dañ ci lëkkaloog moom pour ñu gën ci développer jàppale ci femmes yi au niveau de calebasse bi. ne leen kat Médina nit ñee ngi yëngu mais ndóol mi tamit bëri na fi lool dama xalaatoon daal ñu jóg jàppale suñu moroomu jigéen parce que fii ku fi ne ku ne boo amee loo yeewu togg am nga sa mbokk bu la jege boo xam ne bu laajul du togg bi ma si waxtaanee ak ñoom ñu ne ma léegi loo xalaat ma ne leen dama xalaatoon daal lu waay denc loo xam ne du la sonal ñu jël ko jàppale ko suñu moroomu jigéen ñi parce que il paraît crédit mi ngi fi nit ñee ngi joxe crédit mais ñun jotuñu ko xamuñu fu ñuy jaar bi ma waxtaanee ak ñoom ñu ne ma loo xalaat ma ne leen de bu ma sañoon bu ñu amee ku ne 1,5 bu sonalu kenn ñu jël ko def ko suñu kees bi ñu xalaatee loolu am si suñu benn sœur bu jóg ne mais est-ce que bu ñu lebalee dinañ fay ma ne leen kon ñu dugal si calebasse bi nga xam ne moo xew si jamono calebasse bi épargne la am na jigéen yoo xam ne ñu ngi fii si Sénégal xamuñu sax banque lu ñu am tey lekk ko tey mu jeex tey bu subaa ñu xëy lijjanti ñu organiser calebasse bi ñu organiser calebasse bi ne leen comme jamono metti na dañ koy commencer de 2000 francs ba 1 million ku mun joxe 2000 francs tous les semaines nga joxe de plus nga joxe façon lu fi nit joxe fa nga koy fekkaat ñu commencé le 2 octobre dernier motul 1 an parce que dañu jóg tardivement biñ ko commencé aussi nit ñi 2 semaines lañ ko organiser ñu am même jour 150 et quelques personnes yàlla def na léegi ñu ngi ci 385 ou 86 personnes donc ñu nekkee noonu ñu jël suñu fonds bi nga xam ne moom la ñu cotiser suñu bopp jël leen mais du ñu leble lu bari parce que bariwul woon mun nañ ne presque ay 7 et quelques la presque 9 ans jël ko di ko joxe li ñu doon joxe nag moom c'est à 100 000 jusqu'à 200 250 duñ ko wees ndax yoruñu woon lu bari vraiment ñuy liggéey mais li ñu leen doon lebal mooy chaque semaine booy indi li nga war a épargne ñu dagg la somme bu ndaw boo xam ne moom ngay fay si prêt biñ la abal ñuy doxalee noonu vraiment yàlla dimbali nañu si li ñu jotoo dajale ak soutien yi ñu waa Ndakaaru yu baax yi joxoon demoon nañu ba am 9 millions et quelques lebal leen ko jël nañu xaalis bi yëpp li si manqué motul sax 400 000 ndax xam naa ndog-ndog moo leen téye bu ñu jekkoo dinañ fay mais loolu suñu xaalisu personnel la mais épargne bi ñu yoroon dañu demoon si benn banque bu ñu naan CBAO bu Colobane ndax man fa laa yàgg nekk bi ma fa demee am na benn conseiller bu fa nekk bu tudd madame Dioum ne ñu kat léegi ñun am nañu benn compte boo xam ne da nga koy bloqué ba heure boo leen ko soxlaa ngeen ibbi ko dina am aussi tuuti intérêt donc depuis le 4 octobre lu ñu jël par semaine ñu versé ko foofu ñu ngi ko signé semaine dernière pour wan leen ne dañ ko soxla vendredi hier ñu dex ñu suñu xaalis vendredi ñu toog ba jusqu'à 1 heure du matin dugal suñu enveloppe
frais de gestion yi nga xam ne dañ ko doon jël si nit ñi 200 dañ leen ko delloowaat seen xaalis bi ñu doon épargne compté nañu yëpp tey le 25 bi delloo leen ko parce que tabaski lañ waxanteex ñoom yàlla dimbali nañu nag jox nañ leen seen xaalis yëpp mu mat léegi nag ñun jotoon nañu def te nit ñee ngi commencé ñëw ñu mi ngi ñuy bëgg a ëpp doole léegi def nañu vraiment dem gis ministre Seydou Gueye doomu Médina la bañ si waxtaanee ak moom si saa si woo na directeur u FONGIP expliqué na ko expliqué nañu waxtaanante nañ nii su ñun la des sax ndax wax nañu ñu bind liste pour ñu am ñu def formation ñu jóg pour abal ñu bi ñu paree foofu di gërëm aussi Cheikh Tidiane Ba parce que depuis ñu ubbi ko mooy suñu parrain parce que man vraiment ragal féete day xañ wërsëg man personnellement la présidente Cheikh Ahmed Tidiane Ba laay jàppale lii nag lu ñuy def nag concert li mu ko ëmb mooy calebasse bi ku si bëgg aussi ànd ak man fi ma féetee ànd ak man mais taxul ku si bëgg a bokk aussi na si bokk moom aussi bi mu waxtaanee ak ñun tey il est un peu souffrant woo nañu téléphone direct salle bi yëpp di dégg pare na pour jàppale ñu ay fonds pour ñu liggéey donc nag ñu ngi ñaan suñu moromu jigéen ñi képp ku si bokk ak ñi si bëgg a bokk ñu xam ne luñ ñu jox tamit pour ñu liggéey la du xaalisu état du xaalisu keneen lépp la fay la loolu daal lañ jox parce que ñun dañu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw ànd ak ñoom pour jàppale leen ñu liggéey ndax ñun ñëpp ku si nekk man mi fi gën a ndaw rek defe naa 27 ans maa ngi si liggéey di daan sama doole donc dañu jóg pour ndóol mi wàññeeku fi loolu la ñu jóg parce que ku si nekk am nga mbokk bu la jege bu xëyee ne la may ma 1000 francs wala may ma 5000 donc tey bu ñu leen defalee épargne nga xam ne tabaski famille yëpp ay am problème bu tabaski jotee ñu jox leen ko jox leen benn 100000 ñu teg seen taabalu ndekki di jaay bu ñu jaayee ba midi bu dee téeméer sax ñu koy versé bor bi day jeex te noonu vraiment la ñu commencé te yàlla nañ si yàlla jàppale ñu eggalee noonu di gërëm nag président de la république monsieur Macky Sall neex naqari moo fi ne balaa ñuy def dara njëkku ko gërëm teg si nag suñu leader Cheikh Ahmed Tidiane Ba jërë ngeen jëf loolu laa amoon lu may wax. dama dañ nekk jamono boo xam ne on parle de l'autonomisation de la femme. parce que jigéen ñoo yor kër yi. xaalis soo ko joxee nit te formé woo ko. moom mooy tudd ay sey. est-ce que yéen a ngi xalaat formation bi. waaw ñu ngi siy xalaat bu baax mooy li ma lay expliquer rek bi ñu ministre Seydou Gueye booleex waa FONGIP bi ñu booleex ñun présenté ñu ko rek c'était un vendredi mais lundi rek directrice bi Thérèse Faye waaw moom moo ma woo en personne vraiment woo ma ne ma dama bëggoon nga tànn ñi ngeen war a former yónnee ma liste bi mi ngi woon Paris il y a 10 jours fa la nekk ñu commencé bind nañ suñu liste mais su ñun la des tax pour yóbbu ko parce que ñu ngi doon préparer calebasse bi taux de remboursement yi mi ngi si 100% vraiment presque mooy li ma la wax sànq leble nañ 9 millions et quelques li ma la wax mooy ay 400 et quelques ñoo joxeegul te xam naa dinañ joxe am nañu tey 56 millions moom la ñu jël démb CBAO biñ ko amee nii jox nañ nit ñi seen xaalis donc on est 380 et quelques personnes parce que 2000 la ñu commencé 361 2000 la ñu commencé mais am na ñuy joxe 2000 mais am na ñoo xam ne dañuy am 20000 samedi joxe ko ñoom ñëpp tamit liggéey moo leen tax di am na ñoo xam ne dañuy joxe 50000 par samedi donc ñoom ñëpp remboursé nañ jox nañ leen seen xaalis ñu ngi nag ñaan yàlla prêt yu dugg suñu jigéen yi gën a mën a liggéey ndax ñun la ñu amoon as néew bu matee si 9 millions si la ñuy yem te prêt leble nañ ko donc nit ñi bu ñu gënee yokku ku nekk ay 50000 am na ñoo xam ne du leen jëriñ dara loolu lañ bëgg daal ñu jàppale ñu DER a ngi fi FONGIP a ngi fi ñeneen ak ñeneen a ngi fi ñu jàppale ñu jigéen ñi liggéey. Madame Ndeye Yacine Gueye, secrétaire générale de l'association des femmes de la Médina Centenaire Gibraltar. Voilà suñu association nag comme ni ko présidente waxee social moo ñu tax a jóg ak jàppale jigéen ñi ak def du développement inclusif pour toutes les femmes de la Médina Centenaire Gibraltar. On a eu une première expérience pendant ces 9 mois. Vraiment, ça s'est très très bien passé. On a mis un bureau en place bu doon gérer yëpp. C'était quasiment du bénévolat te loolu la ñuy continuer ba gën a dëgër dëgg léegi nag suñu organisation bi pour à l'avenir on compte vraiment sur le soutien et l'appui de l'État des structures étatiques vraiment pour gën a mën a jàppale jigéen ñi ndax nga jox nit ki 50 000 francs jox ko 100 000 jox ko ba am nañu jël ba 300 000 francs selon seen activité mën na ko soxali mais bu paree ba egg niveau boobu day yox soxla plus
te bu soxlaa plus war nga ko mën a gungewaat donc ci yooyu lañ taxaw pour état bi jàppale ñu FONGIP 3FPT tam pour les formations DER ñoom ñëpp ñu ngi ñuy tàllal loxo vraiment ñu ngi yaakaar concrétiser seen affaire maintenant on va mettre des procédures plus corsées pour mën a gën a am confiance mën a pour que suñu membres yi waaw pour plus d'ambition pour avoir plus d'ambition foog ñu teg des procédures sûres pour l'adhésion pour l'emprunt aussi ah pour acquérir un crédit maintenant chez nous ça va être plus corsé ndaxte boo jógee ci 50 000 francs ñu war la jox 300 000 foog ñu gën la accompagner wax mais des mesures d'accompagnement yu wóor ci lañ taxaw tout le bureau taxaw nañ ci ah ñu ngi koy bind ñu ngi ciy réfléchir bu baax pour xool vraiment nit ci ñëpp di amee accès ñi ci gisee seen bopp te duñ ci am benn coono loolu la ñu fas yéene teg fi ñu toll nii. L'adhésion aujourd'hui c'est 2000 francs 2000 francs mooy adhésion qui consiste à pour toute l'année qui consiste à un frais de gestion lay dugg loolu 2000 francs yi chaque membre day joxe 2000 francs à l'entrée mooy seen ticket d'entrée léegi nag lépp lu ñu def comme activité économique pendant toute l'année c'est pour le bénéfice de tous les membres ñu ngi teg des projets pour am des rentrées d'argent bañ a compter rek sam ci subventions yi ñuy may foog ñu am ay projets économiques des petits microfinances dina am waaw des petits marchés yoo xam ne bu ñu gisee benn marché dugg ci des foires des activités pour les femmes ah def tamit des boutiques de ça des centrales d'achat tout ça c'est des projets qu'on a mis en place cette année pour vraiment renflouer suñu caisse. mais c'est une brave femme parce que man dama jàpp ni rek initiative yi muy def biir Médina di dimbali nit ñi di dimbali jeunes yi xam nga c'est vraiment koo nga xam ne c'est à encourager xam nga tey dëkk bi fi ñu toll nii genre nit ñi lañ soxla xam nga des porteurs d'espoir des gens yoo nga xam qui incarnent xam nga une réalité nga xam dañuy dimbali nit te yàlla tax utuñu ci tur utuñu ci dara. Ami a toujours été comme ça elle a toujours été brave moo tax man ma ñëw bañ naa ba bi ma duggee dama ni fii coloration politique amu fi te man dama jàpp ni moom rek moo ma mënoon déplacer xam nga lu mu am partagé ko di dimbali nit ñi sans bruit ni tambour xam nga di def te yàlla tax man loolu moo ma neex ci nit man ay wanewu dama ko dépassé man dama bëgg des acteurs de développement te elle président Macky Sall man yow laay waxal yow mi nga xam ni yaay le président de ce pays Amélie dama bëgg nga bàyyi ko xel Amélie waratul am intermédiaire ak kenn dama bëgg nga jàppale ko bàyyi ko xel te li may wax ni je le pense te man li may wax waa Médina ñoo may waxloo la plupart du temps parce que je suis tout le temps avec les jeunes te li may wax jeunes yee ko soxla man nag xëy na su ma waxee dina yegg ci yow Amélie dañ ko war a renforcer dooleel ko mu dooleel jeunesse bi